asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi seetaanee xibaar yi ci gën a fës nag bokk na ci mariage forcé mu nekk loo xam ne jamono ji dafay gën di bari ba léegi moo ngi fi am na ñenn ñoo xam ne nag ñu ngi koy daal di ñaawlu ne moo leen mbir nag nekk na loo xam ne mën na indi ay jafe-jafe waral tamit li nga xam ne mooy sëy yu bari di tas ndaxte mbëggeel amu fa nañ wax tamit ci li nga xam ne noo nekk ci réseaux sociaux nekk ay arnaqueur ñoom ñi leen lu mën a def nag pour que nax nit ñi ak yoon ñu koy jaarale dafa daal di bari loole nag nees lañ mën a def ba daal di ko saafara ñi nga xam ne nag ñooy population bi ñu ngi daal di artu état bi ngir ñu daal di jël ay ndogal ngir mën a réguler li nga xam ne mooy système bi ñu daal di def ci réseaux sociaux ngir daal di terminer danañ wax nag ci municipalité bu Thiès maire bi nag dafa daal di engagé wu ngir daal di gën a yeesal secteur bi jëm ci wàllum santé ak éducation xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képp bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. ñu nuyu waat leen beneen yoon comme ni ñu leen ko waxee rek ci bopp xabaar yi inondation foole ca diwaanu Touba ñoom nag dañoo daal di déployer ay camions yu takku ngir daal di dimbale nii nga xam ne nag ñooy population bi mu tomanteeg jamono boo xam ne màggal gi li des ngir mu daal di ñëw barewul direction bi nga xam ne nag moom lañ chargé ngir mu daal di gérer prévention inondation yi ñoom ñi leen nag daal di nañ teg ci taabu ji tolloog ñaar fukki camion ngir daal di andi ci ay saafara loole sax nag danañ ko daal di amal bu fukki fan desee ci màggal gi waaye tamit bu màggal gi jeexee lu ci tolloog ñaar fukki fan ak juróom ñoom ñi lee danañ ci daal di taxaw teg seen tànk tubay ngir daal di saafara mu lee mbir la loole la gouverneur bu Diourbel Ibrahima Fall daal di xamle. mariage forcé maanaam may nit ki nag ku mu bëggul loole nag dafa nekk loo xam ne dafa daal di bari lool ci sunu société bi lan moo waral nag jamono ji mbir moole ba tey ñu daal di koy nemmeeku ndaxte nit moom boo ko mayee ku mu bëggul loole mën na indi ay jafe-jafe surtout ci néegu sëy comme ni ñu koy waxee rek néegu sëy moom dafa nekk loo xam ne dafa xat kon nag population bi gis ne loole nag faaw ñu di ci bàyyi xel xale yi di leen may ku ñu bëggul ndaxte loola mën na indi ay jafe-jafe ñu daal di déglu reportage bi nga xam ne Oumou Kalsoum Diallo defal nañu ko ak Matar Diarra. mariage précoce nekk lu ñu seetlu loolu ci Sénégal te mi ngi indi ay gàllankoor yenn jigéen ñi di si ñàkk seeni bakkan ku ci mel ni Mohamed Balde di ci yëy yàbbi teg si di ko ñaaw. donc li ma ciy wax xam naa du bëri juste pour ay quelques conseils rek ci parents yi ñu bàyyi xel ne xale yi dañ leen war a yor toppatoo leen bàyyi leen ñu jàng ñu góorgóorlu parce que ku nekk da nga am sa mission te sa mission da nga koy bëgg accomplir. te boo xool li ci ëpp ci comprendre ci village bi lay ëppee ci yu mel noonu donc. ci sama xalaat bu gàtt responsabilité yi c'est partagé yenn saa yi faute bi ci parents yi la wante xale yi tamit am nañ ci seen wàll jamono yi numérique la ñu nekk kon waajur yi dañoo war a jàppale seen i doom ci njàng bi xamle kii di Babacar Niass di étudiant en géographie ca université Cheikh Anta Diop. pour man mariage précoce actuellement fu ñu toll nii ñoo constaté que xale yi. une fois que seen jàng bu soriwul rek dañuy sadane wu ci mariage précoce kon man mooy première cause bu ma gis plus njàng mi yaa ngi élevé wu dans ce cas jàng mi dana la freiner que ba doo mën a dugg ci ay mariage précoce yi nii mais en même temps responsabilité bi c'est une responsabilité partagée entre parents ak femme bi des fois xale bi bu mënta téye boppam parents bi dañuy jéem a ñoom léegi jugee ci seen responsabilité d'accord léegi l'autre fait sur le plan sanitaire déjà dafa am ay problèmes parce que ku am 16 ans 14 ans 17 ans nga ba 13 ans nga bëgg ko marié loo kooku noonu est-ce que mën na atteindre grossesse. sëy nekk lu baax lu gën lu l'islam digle ak bépp religion sax wante nag cey sa teel nekk lu mën a jur ay jafe-jafe ñenn jigéen ñi sax ci seen sëy teel perte nañ ci seen bakkan ci seen accouchement population sénégalaise bi kon di ñaan waajur ñu jàppale seeni doom ndax
dakkal lu ni mel. bureau bu ordre médecin yu Sénégal ñoom ñu ne nag dañ leen daal di tuumaal ak sàcc loole nag ñu daal di gis ne dafa ànd ak wàllum complicité ci vol recel loo xamante ni dafa jëm ci deniers publics ki ci joxoñ baaraamu tuuma nag mooy Fallou Samba moom mi leen nag direction bu ordre médecin dañoo daal di débloqué ci tolloog ay millions yu bari ngir daal di jàppale ñi nga xam ne dañoo amoon ay jafe-jafe ci wàllum inondation ci conseil national bu ñu doon amal waaye nag mujjantal maaga la ca daal di xew mooy millions yu bari yooyu nga xam ne dañ koo daal di luubal. ñu wax ci jamono ji li nga xam ne day xew ci réseaux sociaux parce que am na ñu bari ñoo xam ne seen gannaaw écran yi buñ ci daalee nekk daal leen na rek la ñuy def mooy naka la ñuy def ba daal di njuuj njaaj maanaam dóor ay doomu aadama yoo xam ne dañuy xëy di dem di liggéey di daan seen doole ñu ci bari sax dañ leen di nax ci mille mbir nag li ñu di naxee nag pexe yi ak niñ koy defee mën nañ koo jaaree fu nekk ñu daal di déglu micro trottoir bi nga xam ne Leena Mbaye defal nañu ko Pende Gueye Matar Diakha. benn solution bu efficace rek laa bëggoon a joxe mooy il faut juste dénoncer à la police ou à la gendarmerie loolu mooy solution bi gën a gaaw. moo gën a gaaw mosul la daal. non mosuma daal nag. wala bu ma dalee fàttaliku ma ko. mais da ngay dénoncer rek. da nga koy dénoncer parce que yoon ñooñu fi nekkal. effectivement. waaw ñooñu fi nekkal donc c'est juste dafa lu simple la. da ngay woo la police wala la gendarmerie jeex na ñoom dinañ ko régler. dama yaakaar ne dafa am benn business bu nekk ci ginnaaw parce que en général nit ñi dañuy faral di wax li am vraiment par exemple dañuy jël ay produits yoo xamante ne dañuy wax ni produits yooyu day joxe ay résultats assez rapidement ak yooyu noonu alors qu'en vrai demeewul noonu donc dafa am benn business bu laaxatu ci suuf donc voilà ku ci nekk nag am na ñu profité am na ñoo xam ne ay influenceurs yoo xam ne ñu ci profité di enrichir seen yoon nekkul seen abonnés yi donc pour man je pense que voilà amul benn dafa war a am plus de transparence parce que tamit boo amee ay nit yu lay suivre et tout kay promouvoir ay produits au moins le minimum c'est que nga leen wax dëgg quoi. donc voilà donc muy côté influenceurs yi comme côté ñi di commercialiser produits c'est pas bien pour les gens. dire que loolu dëgg la parce que ça m'est arrivé une fois ma jënd benn produit cosmétique en fait li ma gis sur le pub si net bi Facebook ma contacté comment dirais-je ma contacté commercial bi. mu livré ma mais déjà emballage bi bokkul. emballage bi ak ni mu publicité c'est différent. après ma rappelé ko ma ne ko man li ma gis nga publier ko ba tax ma jënd ko. ak emballage bi nga ma livré. y a une grande différence. mais elle a trouvé une excuse mu ne ma non c'est juste que kii bi moo jeex emballage bi moo jeex mais je sais pas ndax man produit bi ma commandé la. wala kii mais bi ma ko utiliser aussi en même temps. amuma ci résultat gisuma ci effet bi nga xamante bi ni moom lañ waxoon ci que ni am na ci produit. mu nekk loo xam ne nag ci jamono ji père de famille yi maanaam waajur yi ñu ngi koy daal di yëg mu jëm ci li nga xam ne mooy yokkateeg ciment bi dafay gën di yokku loole lañ daal di seetlu mi ngi doon jar ci 63000 de francs CFA dem ba 65000 francs CFA jamono ji nag mbir mi nag gën naa yokku ba dem ci 70000 francs CFA loole nag mu nekk loo xam ne dana nekk ay jafe-jafe ci waajur yi nga xam ne dañoo bëgg saa su ne di tabax loole nag mu nekk njàqare ci seen biir moo tax ñuy daal di oo ni nga xam ne nag mooy nguur bu Sénégal ngir ñu daal di def nag seen kéem kattan ngir daal di mën a wàññi lii nga xam ne moo jëm ci wàllum ciment ci diwaanu Sénégal. commune bu Thiès Est ñoom nag dañoo def seen priorité mu jëm ci wàllum éducation waaye tamit ci wàllum santé maanaam pàcc moo tax nag ni kii tey ci suba maire bi di Ousmane Diagne moom nag dafa demoon foole ca inspection bi ngir daal di xool chantier yi nga xam ne moom lañ daal di taxawal foole ca commune bi loole nag liñ ci daal di na moom mooy yeesal secteur bu éducation ak secteur bu santé bi ñu daal di déglu ki nga xam ne mooy maire bu Thiès Est. tournée bi ñu doon def tey ma ci commencer d'abord mes premiers collaborateurs muy les gens. Je commence d'abord par remercier tous les collaborateurs du service municipal, mais l'après ce matin nous avons effectué une visite des chantiers de la commune de Thiès-Est. Comme vous savez, nous avons hérité d'une commune où tout est à refaire. L'éducation et la santé sont les deux secteurs prioritaires. C'est pourquoi nous avons visité quelques écoles. Aujourd'hui, nous sommes presque vers la fin de ces travaux et d'ici 10 jours, je pense qu'on va
réceptionner ces biens. Nous avons procédé également à la pose de la première pierre du poste de santé de Cité Keur Khadim au coût de 79 319 000 francs CFA et un autre au coût de 70 millions de francs CFA. foole nag ca Sonatel dafa daal di yëngu ay jafe-jafe dox ci ñi nga xam ne ñooy liggéeyee foole ca barab ba ñoom ñi leen nag li tax ñu daal di yëngal seen yëngal boole nag li ko daal di waral mooy ñoo nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne dafa daal di métti loola moo tax ñoom nag ñu daal di décider ñoom dañuy daal di wane seen naqar ñoom nag ñu daal di gis ne Orange France dafa décider daal di jox lu ci tollook ay employé ay prime exceptionnelle mu tombanteeg jamono boo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi dund ay jafe-jafe yu bare bari te seeni ay jafe-jafe yoole amul kenn ku ko daal di saafara loole nag li ko gënoon a yokk mooy Covid 19 bi ñoom nag ñu daal di gis ne mbir munu mel nag dafa nekk jafe-jafe ci seen biir moo tax nag ñu daal di déclarer guerre Sonatel. autorité yu régulation poste télécommunication ñoom nag dañoo daal di amal ab lël boo xam ne ñoom liñ ci daal di namu nag mooy nees lañ def ba daal di yokk li nga xam ne mooy dem ci couverture réseau def ko seen yitte ngir mu daal mën a jëm kanam moo tax daal ñu daal di amaloon ab atelier ngir daal di installé benn comité bu pilotage boo xam ne ci loolee lay jëm ngir gën ko mën a ñongal ñu daal di déglu ki nga xam ne nag mooy directeur général bu ARTP. L'objectif de cet atelier d'aujourd'hui est installé. Objectif atelier bi mooy ñu taxawal comité bu pilotage bi atelier bi nekk na loo xam ne lu ñu soxal loolu la taxawal nañu comité de pilotage bi tax ñu mën a boole ay acteurs bu secteur bi ba nga xam ne dinañu leen mën a dimbali ci seen qualité bu service activité bi nekkul loo xam ne lu obligatoire la ci waa ARTP mi ngi bokk ak yeneen structure yu ci mel ni ministère des finances ak banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. xabaar yi bitim réew dañ koy daal di doxee ak Tchad ñoom nag seen dialogue national bi nga xam ne dañ koo daal di commencé woon ci fukki fan ak juróom ci weeru janvier foole ca Jamena ñoom nag débat bi dañ ko daal di continuer ci alxames bi ñu génn ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août loole nag mu nekk règlement intérieur ci ay étapes yu am solo ngir daal di xool nees la ñuy def ngir mën a daal déterminer lu jëm ci mise en place bu présidium bu loole na tax nag ñu daal di xool naka la ñuy def ba mën a diriger lu yokku looy travaux loole nag ñu daal di gis na lu ci tollook 1400 participants ak ñaar fukk ak ñett ci ay province ci boole réew ñoom nag danañ daal di toog jotaay ci loolu ngir daal di xool yan yoon la ñuy jël ngir daal di ut ci ay pexe. ci RDC nag ngir daal di dakkal violence yi nga xam ne dafa doxoon ci intercommunautaire loolee nag nees la ñuy def mën ko faa jëlee moo tax ñu daal di amal ab délégation gouvernementale bu ñu daal di yebaloon foole ca province bu May Ndombe ca westu réew ma ngir daal di xool naka la ñuy def ba yoole jafe-jafe nga xam ne dañ ko fay daal di nemmeeku ci boole violence nga xam ne daanaka daal lu ci tollook ay semaine la fa daal di amoon bu ñu sukkandikoo ci RFI. ñu daal di wutali Angola boo jëlee téeméer juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari% ci ay bulletins lañ daal di déclaré ne mouvement populaire libération moom daal moo mujj daal di jël ndam li loolu la commission électorale bi daal di xamle mu doon janoo nag ak UNITA di union nationale bu indépendance totale bu Angola. visite bi nga xam ne nag Emmanuel Macron da ko daal di amal foole ca Égypte loole nag tax na ñuy fàttali li nga xamante ni mooy histoire ci diggante ñaari réew yi Emmanuel Macron nag daal di daje ak Abdelmajid Tebboune ñoom li ne nag ci waxtaan yi nga xam ne daal dinañ ko def wax nañ ci déclaration bu palais boole neex la ñuy def ngir mën a daal yokku seen ay volonté di daal di relancer seen i ay partenariat jëm ci diggante France ak Algérie. Emmanuel Macron sax moom mi lee nag mu daal di gis ne visite bi dafa nekk visite boo xam ne dana am solo lool ci ñaari réew yi waaye tamit dana tax ñu fàttaliku li nga xam ne moo fi daal di romb ngir daal xool nees la ñuy def ba lépp loo xam ne dafay jaaroon romb te gënut ñu daal di xool li gën ngir mën ci avancer. Ukraine nag dafa daal di annoncé ci àjjuma ji ñaar fukki fan ak juróom benn ngir daal di amal ab réseau électrique bu mag a mag central
nucléaire foole ca Zaporizhia ci sudu bu réew ma ñoom nag ñu daal di gis ne seen boole barab nag dafa nekk occupation bu russe moo tax nag ñu daal di waajal seen bopp ngir daal mën a amal bile centrale foole ca Zaporizhia boole nag buñ ko daal di amalee na nekk bu rëy a rëy ci Europe loolu lañ daal di indiqué ci télégramme Energoatom moo nekk opérateur ukrainien public ñeenteelu centrale atomique bu boole réew di Ukraine. xabaar yi tàggaram nañu koy daal di doore ak njiital Lyon sélectionneur bu balle orange maanaam basket moom bi leen nag andi na ay yenn coppite ci organisation ci effectif bi maanaam ci groupe bi Gorgui Sy Dieng moom mooy désormais jamono ji capitaine bu Lyon yi Désiré Gana Diop nag moom bi leen nag dañoo daal di jël décision ci alxames ji foole ca Monastir ngir daal informer li nga xam ne nag mooy fédération sénégalaise bu basketball ngir daal ñu daal di xool nan nañuy def daal ngir joueur bu NBA bi daal di porter image u équipe nationale bu Sénégal ci boole compétition. Coupe du monde 2023 éliminatoire yi nag ñi nga xam ne nag mooy Lions yu basket yi ñoom nag ñu ngi ci war a daal di daje ak Soudan du Sud niki tey ci ngoon bu 21h jotee ak 30 maanaam ak genn wàll match bi nag mu nekk loo xam ne dafa am solo lool ci Lion wu teranga yi ñoom nag liñ ci am comme objectif moo daal nees la ñuy def ba daal di gagner place bi ci groupe F bu tournoi bi daal di jeexee. tirage au sort bu phase groupe Ligue des champions édition 2022-2023 naka dana daal di commencé foole ci Istanbul ca Turquie ci alxames bi ñu daal di génn ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août sax ci la daal di commencé Bayern na nag bu Sadio Mané ak Bouna Sarr ñoom ñi leen nag dañoo daal di bokk ci groupe C bi foole ak Barça l'Inter Milan Victoria Plzeň nekk nag ci groupe E bi ñu daal di gis nag Chelsea bu Kalidou Koulibaly Edouard Mendy foole ak mu daal di bokk ci ak Milan AC bu Fodé Ballo-Touré waaye tamit Red Bull yi ñoom ñu daal di gis ne Dynamo Zagreb groupe D bi tamit ñu daal di gis couleur Bamba Dieng Pape Gueye moom war a janoo ak nga xamante ni mooy Pape Matar Sarr. ci tirage au sort bu Ligue des champions Karim Benzema moom nag moom lañ daal di seppi daal di ko tànn mu nekk meilleur joueur bu gën a xarañ ci UEFA ci atum 2022 ki nga xam ne nag mooy international français bi moom nag saison bi di génn ñu daal di génn muy 2021-2022 dafa daal di xarañ loola mooy kiti gën a xarañ loolu lañ daal di xamle li ko waral nag mooy performance yi nga xam ne daal dina ko def ci saison bi ñu génn amul kenn ku ko def moo tax nag mu daal di sax jël boole raayam Karim Benzema nag moom kon daal ci tënk moom lañ jàpp ne moo nekk meilleur joueur européen ci saison bi nga xam ne moom lañ génn ci Ligue des champions. jamono ji nag nekk tout loo xam ne dañu koy daal di lam-laame ki nga xam ne nag mooy défenseur sénégalais bii di Mamadou Fall moom nag dana daal di mujj engagé fii ci Villarreal gannaaw daal bu ñu daal di gisee ne moom daal def na ay performance yu am solo ban ko sax daal di duppee ne dafa daal di briller wane foofu talam ci MLS ak Los Angeles FC Mamadou Fall moom nag dana daal di teguwaat ci beneen cap défenseur bu sénégalais bi sax war a daal di quitter Major League Soccer ak États-Unis gannaaw bu ñu daal di gisee nag ci championnat football bu américain boole moom dafa daal di xarañ sax moo tax mu daal di dugal foole lu ci tolloog ñaar fukk moo tax sax mu daal di football ngeen jéggal ma lu ci tolloog fanweer ak juróom ci ay match yoo xam ne dugal na ci lu ci tolloog juróomi but. xabaar yi tàggat yaram yi sax moo yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.